di leen jaajëfal yéen ñiy safoo suivre chaîne bi di VVTV ñu leen di dalal ci seen nouvelle vidéo tey nag mbokk yi dañuy wax ci li nga xamante ni ndege ni daaw ci heure bi ñi ngi fi woon di wax ak yéen ci lu mel nii muy li gënoon a fës ci atum 2020 tey nag dañuy ñëw ci li gën a fës ci atum 2021 di leen xamal ne nag mënuñoo jël lépp waaye dañuy xool liñ jàpp ni gën naa marqué sénégalais ñu indi ko faram fàcceel leen ko fii ci VVTV vivre avec vérité mbokk yi nag tey la samedi ñaari fan ci weerub janvier 2021 ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko di njiital parti bi di Pastef moom Ousmane Sonko moo wax ñi nga xamante ni gëm nañ ko muy militant yi ak ñi ca des ñëpp ne leen dafay fas yéene lancer benn campagne boo xam ne day wër Sénégal gi yëpp campagne boobu nag bëggul kenn financé ko ku dul ndaw ñi nga xamante ni gëm nañ projet Pastef ci noonu nag diiru 24 heures ci la parti bii di Pastef dajale lu toll ci 125 899 000 francs CFA diaspora bi nag ñoo ci gën a am taxawaay bu rëy moo waral nguur gi tiit Antoine Félix Diome mooy ki nga xamante ni moom lañ dénk lépp lu soxal biir réew mi mu bind benn communiqué jëmale ci kii nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko di ko xamal ni mënees nañoo egg sax ba tas ci parti bii di Pastef ndax bépp financement buy jóge bitim réew ak ci biir réew mi sax loolu réewum Sénégal bokk na ci seen article yi ne dañ koy aaye waaye nag moom Ousmane Sonko mu tontu leen ci ay kàddu yu leer nañ wax leen ne leen li loi bi di aaye mooy bépp xeetu mbootaay yu bon yi nga xamante ni tey jii ñoo ŋànk àdduna bi ëpp fi doole di financer parti loolu la ñuy bañ waaye sénégalais lambda bi nga xamante ni yor na carte identité am nationalité sénégalaise kooku bañuñ ko kon nag bu dee dañuy bañ parti politique yi mën nañoo bañ yenn ONG yi nga xamante ni ay xeetu mbootaay la te sénégalais yi nekk ci diaspora bi di ko organiser wala daayira yi nga xamante ni ñooy jébbal seen àddiya ci sëriñ si ci noonu nag ñu doxal coow li na gur télé yi rajo yi site internet yi ñëpp di ko ŋànk mais ba léegi mujjul fenn ndax ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ amaloon problème xam nañ lan mooy seeni droit ak lan mooy seen àq ak seen yelle mbokk yi nag Boubacar Seye yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko ci mim réew moom it am na jaar-jaar bu rëy ci 2021 bi boo xamante ni ñu bëri ñu ngi ko doon méttilu ginnaaw bi mu wàccee aéroport Blaise Diagne le 21 janvier ci lañ ko jàpp yóbbu ko ci kaso bi ndax lan dafa publier woon benn contrat muy image bi ngeen di gis ne Union européenne yi jox nañ état bu Sénégal lu toll ci 117 milliards 117 milliards yi nag pour immigration clandestine bi rek moo ko tax ngir lan mu dàkk pour Europe mën a am jàmm ñu mën a fàtte li nga xamante ni moom mooy coowal immigration clandestine bi nee na nag 2005 ba 2019 kon nguurug Abdoulaye Wade ak nguurug Macky Sall xaalis boobu ñoom la doon laaj war nañoo taxaw leeral fan la dugg ba xale yi war a mën a bàyyi li nga xamante ni moom mooy mbëkk mi Barça wala Barsaq ginnaaw loolu ak fee yi mu ci leeral mu jur coow lu bari média yi ba tey rajo yi télévision yi ñëpp di ko ŋànk journaux yi ci la état bu Sénégal nag noppi ba mu wàcc aéroport ci le 21 janvier mu jàpp ko mu jur coow lu rëy ñëpp di manifesté wu ak wax nan ko bàyyi may ko liberté ndax li mu wax dëgg képp waaye mbokk yi ginnaaw bi ñu jugee ci le 21 dañuy dali ci le 24 janvier 2021 coowal suuf Mbour 4 hectares fee ca Thiès depuis 1999 ba 2021 yile famille ñi ngi wéy dëkk ci bii la suuf di Mbour 4 hectares waaye nag ngeen fàttaliku woon ni bii la suuf état moom moo ko moom man miy wax ak yéen yow miy seetaan ak keneen ñoo ko bokk état bu ko soxlaa
kenn waru cee teg baat waaye nag moom Macky Sall moom moo leen waxoon ne leen dana leen ko jox ca ba muy campagne lu toll ci 2200 familles ñoom ñoo fay xëy di yeewoo ñu toj seen kër ci Mari Foro te joxuñ leen loo xamante ni mënees na koo jàpp. bu duggee ci coowal suuf duñ génn te parewuñu boo jógee ci le 24 dañuy dem ci le 26 janvier 2021 ki nga xamante ni mooy jàmbaari Fakki Dëng PDG bu Sénéco Abdoulaye Dia defati acte bu rëy boo xamante ni ñëpp ñoo ko rafetlu fii ci Sénégal fee ca Tivaouane Peulh dafa jëndoon ci lu toll ci 27 hectares yoo xamante ni moom moo ko moom. ci biir 27 hectares yooyu am na ci juróomi hectares yoo xamante ni dafa am lu toll ci 245 familles yoo xamante ni ña ngay xëy di fa yeewoo ci suufam mu ñëw ne leen fii man maa ko moom ñoom ñu ne ko ñoo ko moom ñu yéeg ko wàcc woo ay activistes pour ñu jàppale leen bi ñu demee fa mbaxana doonay benn tribunal àtte daal di jox ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Dia dëgg ne ko fii kat yow yaa ko moom daal di jox famille yooyu délai daal ne leen pour ñu génn waaye nag Abdoulaye Dia jubluwu ci woon loolu daa bëggoon a xam fan la dëgg gi féete bi mu leeree ci boppu sénégalais yépp mu yëkkati li nga xamante ni mooy 5 hectares yooyu mayaat ko 245 familles yooyu ci xol bu sedd guyu kii mooy Abdoulaye Dia PDG bu Sénéco. waaye mbokk yi bu ñu jugee ci loolu lépp dañuy dem ci li nga xamante ni moom mooy juróom-ñaari fan ci weerum février atum 2021 ndaw sii di Adji Sarr jiiñoon ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko di député assemblée nationale di njiital parti bii di Pastef waaye doonoon candidat ci élection présidentielle yu 2019 yi ne nag da ko doon yàkkataan maanaam da ko doon violé di ko sàkku Ousmane Sonko nag weddi na ay tuuma di wax ne lii lépp ab complot la boo xamante ni état bi moo ko nas jëmale ko ci kawam comme ni ñu ko defee woon ci Karim Wade ak Khalifa Sall. seen discours loolu rafetul ci réew mi la tax nag ñuy insister ñoom xam nañu ñun xam nañu buñ ñu wax loo ngir yàlla di wax tamit ni Sénégal amul kenn koo xam ne tey umpale nga ni lii complot la ak manipulation médiatique bi ñu def yépp chargé plateau yi lu ne ñu wax ko tey soo jëlee sénégalais téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nee nañ la lii complot la te bis bu nekk nag yàlla tojal leen lu bees loo xam ne foogewuñ ko woon moom mi ne moom amul taaw comploté moo wax sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président de la république ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawee. waaye mbokk yi teewul lii lépp Ousmane Sonko wax di weddi tuuma ji nga xamante ni ndaw sii di Adji Sarr te mu am ñaar fukki at teg na ko ci ndoddam moom Adji Sarr ba tey it mi ngi doon wëy di dëggal li nga xamante ni moom lay wax. mu ne ma ba mu pare bañ paree laa ko wax ni sax tonton pare nga mu ne ma yow pare goo de ma ne ko xanaa sax li ma tiit moo tax nga ne ma parewu ma parce que man ba léegi daal man arme yi delluñu sama xel ndax seytaan dafa bëri doole. mu ne ma xii maasewaat ma mu ne ma mën naa laa maasewaat mu insisté waat ne ma pare woo du question massage bi nga ma defal baax na parce que tu masses bien. mu ne ma yow kaay ma ñëw mu ne ma massage bi jeexagul de ma ne ko tonton jeex na kay mu ne ma yow nga foog ne man mu kilifa bu toll ni man dinaa jóge ba suma kër bàyyi fa samay jéeg ñëw ba fii nii simee ko comme ni ma yàlla bindee juste par tey nga xamante ne ay massage yi dul rek ngeen di def. lu fi siwi yéen a ko fi siwal wala lu ngeen xam wax dem waxi jóg man balaa ñu nga may yóbbu dinaa am li mu bëgg ba pare. waaye tamit nag ñi nga xam ne ñooy avocat yi Adji Sarr ak ñi nga xamante ni ñoo koy jàppal tànk di dem ci rajo yi ak télé yi chaque jour nan jàppal Ousmane Sonko bàyyil Ousmane Sonko kenn mënatu doon a not Sénégal ci gën kàmb la naroon a dugg waaye nag ngeen xam ni dossier bi section de recherche ñoom ñoo ko yoroon waaye ki nga xamante ni moom mooy. procureur moo ko nangu daal di koy joxe yenn ci ay magistrat pour ñu wéyal doxalin booba ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy section de recherche commencé woon nañ ci def liggéey bu am solo ki ci gën a fës di capitaine Touré nag moom liggéey na ci liggéey bu am solo waaye nag ci loolu ñu commencé di def ay enquête di xool lii fan la jóge ak ñan ñoo nekk ci ginnaaw dossier bi ndax premier problème bi rek mooy Ousmane Sonko foofu mu demoon di maase wu ji ay waxtu guddi la fa daan dem te jamono jooju pandémie bi sonal nañu ba état bi woote li nga xamante ni mooy état d'urgence ak couvre-feu kenn mënul dem kenn mënul dikk léegi nag ñoom li ñu njëkk laaj mooy Adji Sarr naka la def ba génn ci kër gi ci guddi googu
ginnaaw bi gendarmerie dafay seen liggéey bu am solo boobu te sénégalais yëpp rafetlu ko ci lañ daal di identifier kenn koo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Sidi Ahmed Mbaye mi nag di doom ci Maodo Malick Mbaye bu APR ci la ñuy wéy di laaj ci loolu Adji Sarr nag daal di wax ne Sidi Ahmed Mbaye mi xaritam la woon lu yàgg moom moo ko jël si ci guddi gi daal di koy yóbbu fi nga xamante ni moom mooy kër docteur ñoom nag benn médecin ñoo leen jàppale woon pour ñu mën a génn ci guddi googu ndax waxtu couvre-feu la ñu nekkoon. Adji Sarr am njàngam soriwut te bind na benn plainte boo xamante ni bépp article bu jëm ci wàllum viol wax na ko ca ci diiru 24 heures te normalement su ko doon bind dina diire 48. ñu doon laaj ban avocat moo nekk ci ginnaaw dossier boobu ci la ñuy cité ñenn ci ñoom waaye nag comme que dossier bi ba léegi dafa des dañ ciy laal aspàcc te jàll ci leneen ginnaaw coow yooyu yëpp nag. ginnaaw coow loolu lépp nag ci la ñu convoqué ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko pour mu war a dem wuy ji Ousmane Sonko ne moom kat député la faaw ñu teggi mbalaanul kiirlaayam maanaam levée immunité parlementaire am pour mu mën a dem wuy ji yoon ci la assemblée nationale tëju daal di dëppoo ne fas yéene nañoo yëkkati li nga xamante ni mooy mbalaanul kiirlaayu Ousmane Sonko ci noonu ñetti fan ci weeru mars Ousmane Sonko ci boppam jël dogal ne fas yéene naa dem wuji ñi nga xamante ni ñooy yoon 9h mu déparé këram jëm fi nga xamante ni moom mooy tribunal ginnaaw bi mu déparé ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmmam ak ñi bokk ci parti Pastef ñëpp topp ci ginnaawam ñu jubali tribunal bi ñëwee ba ci yoon bi fun jaar ci rond-point yi ay takk der taxaw fa daal di baare mbedd moom bi ñëwee ba ci rond-point bi nag ci la ne buntu université lay jaar ñooñu bañ ne ko fii ngay jaar te fi ñu ko doon jaarloo après lañ xool gis ni am na ay xeetu nervi yu bëri yu fa nekkoon yu yor ay ngànnaay ak ay yat pour bu cortège Ousmane Sonko ñëwee ñu baare leen xeex ak ñoom Jibi Gueye nag moom moo yor protocole Ousmane Sonko daan na leen fii duñ fi nangoo jaar ci loolu nag après ndaw mi daal di reposté ki nga xamante ni moom moo doonoon préfet bu Dakar ci jamono jooju tudd ci Alioune Badara Samb moom nag ñu gis ko ci média yi ñëpp di ko tëg bët mu daan ne armée bi dóor leen ay gaz lacrymogène ngeen tas ful bi ba ci sax journaliste yi bu ko defee Ousmane Sonko dem ñibbi këram ñu fekk ko fa jàpp ko moom Ousmane Sonko. léegi dóor lacrymogène ñëpp tas. même la presse quitte à ce qu'il rentre chez lui. Après les gens vont prendre un mandat d'avenir parce qu'ils jouent en réalité. Oh, c'est une triste nouvelle. On a dispersé tout le monde, même la presse. Oh, maintenant dina metti. ngir tuuma yi ñu mën a teg ci kaw Ousmane Sonko gën a bëri gën a yaatu ndax preuve yi ñu yaakaaroon ci viol bi mujjul am moo tax nag mujj gi lañ ko teg loxo daal di jàpp ay garde rapprocham tas ful bi mu àndaloon jàpp moom Ousmane Sonko daal di yóbbu di ko toppee ni dafa bokk ci manifestation boo xamante ni kenn autorisé wu ko waaye nag dafa trouble à l'ordre public maanaam li ñëpp bokk pour moom Ousmane Sonko ci lañ ko jël yóbbu garde à vue réew mi nit bi tàkk fu ci nekk gars yi di manifesté wu raison yi ñëpp di yëngal waaye situation bi nga xamante ni fa la booy yi nekkoon takk der yi mënuñu woon a maîtriser situation bi ndax booy yi bëri nañ te dañuy gën a dikk te dafa mel ni li ñuy def delluwuñ ci ginnaaw réew mi fépp di tàkk ñuy yàqate tali yi autoroute bi Auchan yi ak yeneen public yi nga xamante ni étranger yi ñoom ñoo ko moom ci biir réew mi ñuy sàkku njiite réew mi mu yëkkati ci ay kàddu waaye ba sànq ci ngoon yëkkatiwu ca benn kàddu yeeyu yebbiwu biñ demee ba xam ne ñoom ñëpp ci ñoom autorités yi kenn amul ci jàmm ndax ndaw ñi ñu ngi ciblé seeni kër di ko taal di saccagé yi nga xamante ni mooy yenn bërëb yi nga xam ne état bi moom fa financé woon xaalisam ci la ñu jël dogal libéré ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko bàyyi ko mu ñibbi këram ndax lan boobakat réew mi foo sànni mbartu mu takk te xale yi dafa mel ni dañoo gën a mobiliser wu dajale def ay rassemblement pour mën a jàmmaarloo ak régime bi fi nekk ci noonu ci lañ ko may li nga xamante ni moom mooy liberté provisoire bàyyi ko mu dem waaye nag nee nañ ko yaa ngi ci sous contrôle judiciaire ba léegi bàyyiguñ la waaye nag ba tey mbokk yi dossier boobu mu dugg leer bëri na ñoo xamante ni gaañu nañ ci ay gaañu bëri na ñoo xam ne jëlee nañ ci ay gaañu bëri na tamit ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñuy ñaan yàlla mu yërëm leen te xare leen aljana buñ jógee ci loolu dañuy ñëw directement
ci li nga xamante ni moom la mbootaay bii di ànd sàmm jikko yi taxawal ñoom nag nee nañ dañuy xeex lépp loo xamante ni góor jigéen la ci mim réew ndax seetlu nañ ni ñaawteef yi mi ngi gën di yokk. nee nañ buñ taxawut àddu ci mbir mi bu ëllëgee dinañ àtte te balaa yegg foofu ñu teel ciy dox ay jéego moo tax nag ñoom def nañ tour wër ci kilifa diine yu bëree bëri. kon ku wax ni xalifa yi yëguñu ko. loola la nga wax yow la engagé. c'est important ñu lire lan lañ si. Sénégal gépp ak ñuy seetaan. lii Serigne Mountakha Mbacké moo ko signé. jox ma téye ko. sëñ Mountakha bu la neexee nii. Saliou Bay jël ko voilà. sëñ Mountakha Mbacké moo signé lii. ci ok bii sëñ Babacar Sy Mansour moo ko signé. waaw ak cachet. voilà bi sëñ Bay Sy Mansour moo ko signé ah. sëñ Babacar Sy Mansour ah. moom moo signé bii. ok ah waaw ok. sëñ Mouhamadou Mahi Niass moo signé bii ak cachet. na leer Zal jëlal bi ah. sëñ Mahi Niass moo signé bii. moo signé boobu. xalifa Medina Baye. waaw sëñ Abdourahim Seck moo signé bii yàlla na borom bi dolli ko yërmande ak ok fay ko. mi ngi nii ah. mooy xalifa le défunt xalif de Thiénaba parce que bi ñu koy signé moom moo fa nekkoon. absolument. sëñ Assane Seck fi mu nekk nii rakkam moo fa nekk. ok bii xalifa Medina Gounass. Thierno Ahmad Tidiane Ba moo ko signé. Thierno Ahmad Tidiane Ba. Zal def mi ci ngi nii ah cachet mi ngi nii ak cachet bi ah. bañ dëppoo ay kàddu ñu woote ay rassemblement pour mën a criminaliser loolu biñ demee ba dëppoo ci yu mel bind nañ seeni loi pour modifier article 319 bi nga xamante ni waxul lu bari ci mbirum góor jigéen ci lañ ko déposé assemblée nationale ñuy xool fan la wan neen di mu jékki bëtam mbokk yi lii lañ jàpp ni moo gënoon a fees ci li nga xamante ni moom mooy 2021 ñuy ñaan 2022 bii ñuy dugg mu doon atum naataange barke sutura ak xéewal ak économique bu yéeg ci réew mi di Sénégal yàlla mi am jàmm comme defal jàmm nga am jàmm yàlla nañu yàlla may jàmm feneen ak neneen ak neneen jàngin jëf wasalaam